asalaamaaleykum mbokku xarit yi ñuy seetaan ci seen Zoom TV nuyuwaat nañ leen ziar leen bu baax a baax kenn ku ci nekk fa nga nekk ndokkeel la ci bés bu tedd bi di 14 février ñu nekk tey di dimanche fas yéene koo féete ak askan wi nga xam ne ñoom la ñu nekkal fii ci diwaanu Diourbel waaye nit ñi nga xamante ne nii ñoom la ñu nekkal diwaanu diaspora bi di suñu partenaire ko ci mel ni Mansour Diagne ñu ngi koy nuyu waa Espagne waa Milan waa Allemagne waa Canada ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bàyyi xel bi nga xam ni moom la ñuy bàyyi xel seen télé bu mag bi di seen Zoom TV noonu laa ciy def nag ànd ci ak suñu xarit yi ak sëpp yi nga xam ne ñu ngi ñëw ñuy bàyyi xel bu baax a baax ku ci mel ni madame Ndiaye ñu ngi nii toog sama wet Oumou Khayri Cissé ñu ngi koy nuyu bu baax di journaliste sur la Sen Zoom TV ñu ñëw di ñu ci wéet benn yoon kenn ku ne xam ne seen présentatrice madame Diop moo leen koy animel saa su ne borom jigéen ak saa su ne ma ciy feggoog sama naataango bi tey gis nga Saint-Valentin la ñu daal di ànd ak li nga xamante ne mooy équipe bi ñu daal di def ba mu baax fas yéene bégal nit ñi ci seen Saint-Valentin mais du ñu ci wéet benn yoon ñu ngi ànd ak le grand tambour-major de Diourbel ñu gën koo xam ci turu Géej Ndiaye nekk ki nga xamante ne kenn dootu ko ràññee nattable ci diwaanu dëkk bi créé groupe am tuddee ko étoile du Bawol ma ne la day leer nañ tax na tey ñu andi ko fii pour mu bëggal xale yi bëggal ñi nga xam ne ñoom ñooy bëggante tey bésu bëggante ma ne leen dara di yomb bëgg rek woo nañuy bëgg ki jar a bëgg ndax dafa doy waar te xol dafa oyof te lu ca nekkul rek jàmm rek daal moo xaj ci biir xol yi tax na tey ñu indi ko mu ànd ak équipe am ni ñu daal di toog ànd ak suñu caméraman ak waa régie en direct la nag benn bàyyi ci xel bu baax a baax tey waa diaspora bi fépp fu waay mën a nekk tey Diourbel ëmp la rek nga doomu dëkk bi nekk foofee nga xamante ne mooy bitim réew jàppal ni ñu ngi lay masawu ci confinement bi waaye di la masawu ci Covid bi nga xamante ne ni mu impacté àdduna waxngal këpp terewul ñu ngi leen di bégal ci seen i kër toog leen ci seen i kër ñeen pousse seen i fauteuil ñu fas yéene ànd ak le grand tambour-major di Géej Ndiaye ak waa équipe am ñu ngi nii toog puusal leen ma lépp nee naa leen daxa du sedd tey du ñu dem nag ñu ngi ànd ak ki nga xamante ni moom kenn la di madame Niang nekk fii tout à 1000 francs établissement Xelkom parfumerie mi ngi fii tali bi nga xam ni moo jëm tout droit marché Ndoumbé Diop ñu nuyu ki nga xam ne moom moo ñu décoré tey plateau bi di Diop Bâche et son emprise le festival des enfants du Bawol moom la initiateur en même temps le promoteur du festival des enfants du Bawol du ñu ci wéet benn yoon saa su nekk rek nee naa ñu ngi ànd ak ki nga xam ne moom day kenn ci ñun muy Mame Diarra nekk fii ci route nationale bi nga xam ne moom mooy def glacière crêperie nekk établissement Ndiarème Chef moom itam ànd ak ñun léegi ngeen daal di gis li nga xam ne mooy yu neex yooyu nga xam ne te sedd lool te mooy nepp nag ànd ci ak waa Fambaye ak waa këram ñoom ñëpp ñu ngi ci biir festival bi nga xamante ne tey moom la ñuy tourné muy 14 février di journée boo xam ne ça se fête comme amoureux yaay ak doom papa ak doom jëkkër ak jabar ñaar ñi waaye bëggante maanaam képp kuy bëggante rek jàppal ni tey mbokki xarit yi sa bés la damay daal di bàyyi madame Cissé mu daal madame Ndiaye mu nuyoo ma jox Géej Ndiaye mu nuyoo ñu doog a dugg ci programme bi madame Ndiaye nuyu naa la ziar la dalal la di la wax ni nga def baax na. macha allah ma lay fay nuyu madame Diop di nuyu suñu invité yu ñaawul yi macha allah ñu disponible ba bëgg a dee aussi di nuyu waa Njaareem waa Sénégal waa àdduna nga wërngal képp surtout la diaspora ñu ñuy seetaan di ñu bëggee saa su nekk dinaan nag tey dafa nekk jour bu spécial donc une journée spéciale pour la personne spéciale donc kenn ku ci nekk am nga ko bëgg comme ni nga ko waxee amour paternel amour maternel mais amour ci tout sens bi mu yoon nag muy jëkkër ak jabar waaw de manière générale ñu gën ko xam ci jëkkër ak jabar wala sax célibataire yi am nañ ci wàllu ñoom tamit ndax dañuy bëggante ba mu neex maa la wax loolu donc wax dëgg yàlla ñuy rafetlu bés bi aussi dinaan rek bëggante daal bëgg rek a wóor macha allah. waaw xam nga bëggeel dafa fort te xol a koy yëg bu ko xol yëgee daal di koy yëgal xel. bu ko xel yéegee rek daal di koy appliquer d'une manière générale ak na mu ko sentiré ba tax na tey ñu indi fii le grand tambour-major ak équipe am gën leen a xam ci étoile du Bawol Géej Ndiaye ñu ngi lay dalal ci sa plateau Saint-Valentin
spécial ñu di ko fête tey fii nga xamante ne nii àdduna wërngal këpp ñu ngi ñuy bàyyi xel di ñu seetaan ci waxtu wi waaye rawatina Sénégalais de la diaspora ak sa soppe yi sa xarit yi ak sa am di jàmm yi nga xam ne corona bi impacté na àdduna bi rawatina yéen musiciens yi boobu ba léegi yéen a ngi toog ci seen groupe toog dégg nga lu leen dara tey ñu génne la uniquement pour Saint-Valentin bi nga bëggal sa fans yi tey lan ngay wax ci sa jour tey bi ba yëg nga ci am ak ñi nga def ànd ak sa waa équipe. waaw madame Diop xanaa di sant rek ginnaaw ba ñuy sant yàlla julli ci yonentam bu sedd bi sangu-sang yi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm suñu ñaari waajur di amaat contentement di gulet te it bi ñu njëkk te it yàlla bi muy mujj plateau yi man ak yow mën naa ne mi ngi bëgg a yaatu mbaa mi ngi bëgg a amub lim mais nag bu tey bii mën naa ne def ci gën a spécial parce que li tax mu gën ci spécial li nga xamante ne nii moo tax man ak yow ñu nekk muy mbëggeel parce que nit ki am na fu muy nekk ci sa xol rek day dem ba fu mu teew sax te teewoo fa dafay mel ni que ne moom moo la fa représenté di cër bu am doole boo xamante ne nii vraiment fi mu nekk dafa sori taxat lool te ruqe lool ku fa def nit ku nekk rek am naa yaakaar ne desalatoo ko dara ba tax déedéet yëg-yëg la dañu koy yëg rek waaye du lu ñuy làmb daj du lu ñuy gis moo tax suñu borom rek ko xam moom mi ko def foofu di jaajëfal population Diourbel waa bi yëpp di leen ziar di leen jox seen wàccu waaye di ñaan aussi tamit ñi nga xamante ne nii wuute nañu ko yal na foofu ñu jëm gënal leen fii nga xamante ne nii fii la ñuy jógee te ñi nga xamante ne nii ñoo fi des suñu borom yàlla tënk ñu ci ak njub ba keroog ñu leen di fekk yàlla na yéex di ziar sama sang Cheikh Mouhamadul Mahfous Mbacké moom sëñ Modou Matar moom sëñ Cheikh Awa Balla moom Thierno Ibra Faty Ndamal Daaro. macha allah géej Ndiaye fi nga daanelee fu am solo la nee naa la ba Bamba demee ci géej gi Thierno rek la dénkoon njaboot gi te nee naa la ba mu dikkee dara yàquwul lépp a baax macha allah kon lu am solo ngay wax ni waa Ndamal Daaru ñu ngi nuyu Serigne Mahfous Mbacké ak waa këram ñëpp. Aïcha ñu jaajëfal bu baax a baax ki nga xam ne moo nekkoon géej Ndiaye ak ki nga xam ne moom ay étoile di Bawal nekkoon ki nga xam ni moom yaakaar naa ne Diourbel kenn dootu ko ràññale ci compétence am waaye ci amour bi nga xam ne am na ko ci jëmale ko ci douane Diourbel bëgg bi mu bëgg Diourbel waaye xale Diourbel taamul ko seen bopp ndax lan disponibilité am compréhension am ak simplicité am boo ngeen ko xoolee nii vraiment il est sympa tax na ñu andi ko tey lalal ko suñu tapis rouge fas yéene ànd ak moom ndax cofeel bi mu am ci ñun nee naa la nag bëgg boo gis yi nga koy fay tax na du ñu def dara te woowuñu ko parce que loxo bi yàggee ci pex dafa fekk jàmm jooju nag moom la ñuy ut moo tax ñu indi Géej Ndiaye teg ko fii ndax day kenn ci ñun Oumou Khayri madame Ndiaye gis nga ko tey plateau bi dafa xaw a awala daw me gis nga madame ña moo décoré table bi mbokk yeeg xarit yi ñuy seetaan kenn ku ci nekk nag fa nga ne nee naa la taalal sa téléphone taalal sa rajo wala sa téléphone sa télévision nga jàkkaarloo ak ñun en direct boo ñu woowee ci 78 309 00 03 alors que soo wootee wax ci nga bëgganteel ay ci ñu daal di nga wax Géej Ndiaye wooye la morceau bu neex ñu daal di lay tëral ci suñu bague en or yi nga xam ne ñu ngi ko teg nii ci table bi ak suñuy bouquet de fleurs pourquoi pas offrir la ko nga jox ko sa jëkkër wala bu dee jigéen la nga ñëw yaa xam koo ko bëgg a jox nga jox ko bégal ko parce que tey bésu bëggante la nee naa mbëggeel yi dafa war a fës tasaaroo tasar dëggal neexul Aïcha mi ngi noonu Géej Ndiaye ñu xool ne actuellement jamono ji fi mu toll dëkk bi tar na trop ku ko wax ak ku ko waxul rawatina yéen ñi nga xam ne yéen yeneen musiciens yi xam ne lii ngeen di am di ko barkeerloo di ko yóbbu seen njaboot tey ñu ne leen da ngeen di toog seen kër rester chez vous amul yëngal amul dara te heure bi daan na leen fekk yéen a ngi ci grand place yi di tëgg nit ñi ngeen di jël contrat yi avance yeeg yooyu di dàqe bu mu jigi sax da ngeen di delloo ay avance tey lépp na tekk naka ngeen ko dundee par rapport ak deuxième vague bi muy doy waar. Madame Diop question bu am solo nga posé te am naa yaakaar ne aussi gëdd bi ma koy jox. ak ni mu amee solo. moom la ko képp ku koy seetaan di ko jox. rawatina du mën a sax sama mbokku artistes yi mais dama naan sama mbokku sénégalais yi. ak sama mbokku sénégalais yi. wala boog mën naa ne àdduna bépp ñoo ko yëgandoo. parce que Covid bi.
doy na waar trop nag. mais sant yàlla. mais yaa fi toogal artistes yi. ak ministre de la culture nga xamante ne waroon na leen a subventionné ci deuxième vague bi jusqu'à présent ndax jot ngeen koog yooyu yëpp te bëgg naa nga ñëwal ma ci. parce que àdduna wërngal këpp lay seetaan nag ci télévision bu mag bii di seen Zoom TV. waaw xam nga damay continuer sànq ci point bu am solo bi nga njëkk a laaj. Covid bi. dafa laal àdduna. mais rawatina artistes yi. parce que mën naa ne yeneen secteurs yi des. keneen ku ci nekk xëy na peut-être yaa ngi liggéey ak beneen méthode. ak beneen facette boo xamante ne nii xëy na peut-être. benn changement bu ndaw lay xaw a am rek mais par rapport ak laal bi mu laal. dëgg la. parce que imagine toi ki nga xamante ne nii. lu mos a investir. ci groupe am la ko investir. lu mu mos a am ci groupe am la ko am nga xëy un jour. na ko arrêté. dëgg la. dana dis dana métti surtout ci borom kër. dëgg la. en fait dañuy doon lay sant yàlla. parce que ab jàmm moom. suñu borom yàlla loo xam jógul ci moom te du mos a jóg ci moom mais métti na ba fu métti yam. métti na ba àgg ci lool. voilà métti na ba àgg ci lool tey pour man est-ce que métier tëgg mi rek nga yore ba tey jii mu taxaw est-ce que amaatuloo woon beneen métier parce que lii comme taxaw na dina métier trop pour noo mun a jàppale sa waa kër ñi nga xam ne dañoo sës si yow. nga am ay frère am ay sœur am ay am di jàmm am ñoo xam ni yow rek la ñu yaakaar rawatina sa njaboot te ñuy nekk ay tout tànk tey méttiwul ci anam bi nga xam ne noonu la dikkee. xam nga li ñu bari desee comprendre. oui sa caméraman. li ñu bari desee comprendre. waaw. art bokkul ak benn métier. dëgg la. art bu complet art day métier bu complet. ci boppam. te noble. waaw ba pare nag noblicité bu ñu koy wax foog naa artistes yi ñoo tax. ndeysaan du dama ràcc jëmale ci sama kanam mais bu ñuy wax pure noblicité. ndeysaan foog naa artistes yi ñoo tax. parce que ki nga xamante ne dina ñëw fekk ñu dajale. dajaloo yaakaarul lu dul benn jëm. war a jóg ànd ak ay accompagnant. ñu koy accompagner ci li nga xamante ne ni moom lay def. imagine toi madame Diop. c'est pas évident yombul. benn nit bu bëgg a bégal ay junniy nit. mbaa ay téeméeri nit kooku yombul. nga xamante ne nii xel mu dal moo koy def. dëgg la xel bu dal moo koy def. dëgg la fi mu ne damay wax ne que même bu fi Covid bi jógee woon sax. artistes yi dinañ dawal lu yàgg. soog a nekkaat en jour. parce que fi mu ne gars yi dañoo xas perturbé wu ba noppi. bu fekkee que dëgg moo nekk. parce que bu dee comme ci bu ma ñëwee ci li nga laaj. waaw art du métier bu lay permettre nga def leneen. dëgg la. artiste bi laa wax. waxuma nag ki jóg rek am envie dundu art. mbaa art neex ko mu nekk ci. mais ki nga xamante ne suñu borom yàlla def ko bind def ko artiste. kooku dina tal leneen lu dul. di am leneen lu muy def parce que imagine toi nga war a nekk ci sa ay création. bëgg à chaque fois ñi la bëgg. heure boo génnee ñu ne gongo. ndeysaan ñi nga xamante ne nii parce que nit du am bañ. mais ñi nga xamante ne nii xëy na peut-être que jubluwuñ la. am na keneen koo xamante ne nii moom lañ gën a sentir ci seen i biir. ndeysaan bon ak concurrence boobu. tendance bi dafay xaw a doy waar. effectivement moo tax du la permettre ngay def leneen. voilà actuellement ñu xool ne comme tëggoo yaa ngi toog. est-ce que da ngay dem banque ndax amoon nga loo xam ne ni amoon dencoon nga ko fa mu des tuut loo xam ne da nga ci mën di coppati as tuut di def ba léegi loolu am na wala mbaa bor fekku la ci nga jëloon avance nit ñu ne impacté nañu Diourbel léegi désormais amul mayetuñu kenn mu tëgg benn cérémonie ba léegi est-ce que di nga am loo xam ni yaa ngi ak moom dese ko ba léegi di ci coppati ji di ci suturlu wala ba léegi yaa ngi dem ndànk ci say géer ñu lay toppatoo di def na géer daan def ak géwalam. xam nga nag doylu yàllaa koy bind doomu aadama. ndeysaan. te li béy doon dundee ba xëy sax si kii. su ko doyloo te jàpp ci mën na caa wéy ba muy xëy wuyu ci boromam. mais boobu amul woon pandémie bi xam nga pandémie bi moom beneen facette la ñuy waxtaanee fi mu toll nii. d'accord mais xam nga lu ñàkk sax nag des fois nga jóg seeti sa kii. waaw kay. li ngay wax ci compte bancaire. ma nga noonu compte yi aussi. Covid bi yaa ngi rappelé wu ne le 2 mars. waaw. le 2 mars la Sénégal njëkk a enregistré. première. benn cas waaw. te benn étranger moo ko fi dugal. bu ñu demee ba le 14 mars. ci lañ joxe décret ne dañuy arrêté spectacle yi. bien sûr mooy joué Thierno Kandji. maam Thierno Kandji. dëgg la. le 15 boobu la artiste yëpp mujjee joué. jàpp naa ne li des ci moment 1 an bareetul. dëgg la kon kooku ci ki nga xamante ne nii. yaakaaroo yóbbu banque lu dul ci sa ay programme parce que ñun pere jiguñu. art du biir day xëy rek aussi. dëgg la. dafa fekk que ne nag
doomu aadama dundalul boppam. suñu borom yàlla mooy yor jaam bi te mooy xool anam bi nga xamante ne nii noonu la gën a ci moom mu doxale ndeysaan mais bu fekkoon que ne ku nekk yaa yor sa bopp waa yaakaaroo lu dul sa métier ndeysaan kon dana doy waar trop kon lan ngay wax ministre de la culture ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ko fi nekkal ku ci mel ni madame Niam mi nga xam ne moom lañ fi affecté madame la directrice di ko nuyu centre culturel ban message ngay lancé ñi nga xamante ne nii ñoo lay bàyyi xel rawatina say xarit say am di jàmm ak subventionné bi nga xam ne génne nañ ko jox ko ñi nga xam ne ñoom ñooy artistes yi. xam nga état bu ñu jaxase ak nit ñi. waa ñu jaxase ñu ak suñu jéeri parce que xam nga laa mënul comprendre. waaw 100 000 francs du dara. ndeysaan wala ay 125 000 ak i 75 000 ak i 50 000. mais génn na saako ceeb de. non loolu du dara c'est-à-dire fi may waxee borom kër nga te xam naa fi nga féete. non saako ceeb papa ji lii seetaanoo ko papa ji saako ceeb madame Diop bu àndul ak diwlin àndut ak li soxna si war a. mais attends 100 000 francs mun nga cee jënd ceeb jënd ci diwlin. bu doon chaque mois xanaa lay tane. mais 100 000 yoo xam ba nga ko jotee depuis nii. mais en général dama dégg ne géwél yi dañoo bëgg lu yomb de dañoo bëgg lu neex de. ñoom dañuy am 100 000 léegi jaay ko léegi xar mi na ñëw. xam nga jéggi ca waañ ba dóor ko mu daanu. bu subaa ñu toog dañoo gëm yàlla te dañu koo doyloo. mais lu tëdd ngeen sa kanam. xam nga tey na rafet na rafet. Aïcha na rafet foofu laa lay daggee macha allah li nga wax dégg nañ ko Oumou Khayri bu fekkente ne am nga benn message booy laaj ki nga xam ni moom mooy étoile du Bawol ñu gën koo xam li grand tambour major de Diourbel mu war a waxtaanee ak nit ñi bëggante en tant que jeune marié nga war a waxtaan ci bëggante loolu Guèye Ndiaye am na lu mu ci war a mën a indi ndax dinañu laalal léegi ci sabar yi. macha allah moom borom baax la. ci lu baax yëpp lay dox. ndeysaan. waaye fi mu ko daaneel rek laa ko yëkkati. sama maam jur sama yaay daan la wax naan da ngay jënd sachet meew tey ci suba. nga war koo ndékkee. mu naan leen bu leen économiser ndax suba yàlla la xamoo leen. maa la wax loolu caw yaa ngi yàlla na suuf sedd ci kaw. ndeysaan amiin waaye nag ñoom ñi di def lu nice. macha allah. ñu xam leen ci milieu art bi xam nañ ne avec Covid bi aussi bientôt 1 an. donc loolu métti na loolu ci ñoom ñëpp ku nekk ci art. waaye yëngu ci milieu bi aussi. xam nga ne c'est pas du tout facile. waaye moom daal li mu wax ci mbëggeel rek neex na ma. macha allah ci mbëggeel rek nga ko war a mën a laaj daal tey jii. tey daal jour bëggante la madame wax amul dara xew. ana monsieur Ndiaye. sama Valentin bu ñaaw boobu. nga ne. Ndiaye Diatta Ndiaye. mais waxoon na fi ñëw tool taggal. Khady Ndiaye. Ndeye. Ngone Astou. Ndeye Ami. Sala Ndiaye. nga ne. sama dëkk bu ñaaw boobu. nekk sama Valentine monsieur Ndiaye nekk ko waaye moom mu ngi fi. d'accord. joyeux Saint-Valentin. waaye di la ko fêter yow aussi. merci. merci beaucoup. képp ki nga xam ne rek yaa ngi bëgganteeg sa yaay ngay bëgganteeg sa baax waaye ngay bëggante it ak sa alaaji as célibataire yi dama ci préciser ndeysaan ñuy bëgganteeg seen copain wax dëgg yàlla moo leen yi amiin mu nekk union bu dëgër ngeen nekk ay marié nag c'est ça maa leen wax loolu ay coow madame Ndiaye moo doon àddu noonu jëmale ko ci Guèye Ndiaye nee na wax ci bëggante bëgg dafa xew moom dafa ñoru ko lu dul bëggante ma xalla jeune marié la mais nag mbokk xarit yi ñi nga xam ne yéen a ngi seetaan tey du ñu weet benn yoon gis ngeen ma ni Khadim Sarr dégg jàmm boutique nekk fii ci rue d'Avignon tey moo génn ak man ci sama robe bu rafet bi macha allah koddu jaar ci sama bopp bi maquillage bi di takk kanji ak Gaydel coiffure ayca ba léegi rek ñu àndandoo mbokk xarit yi ngi seetaan gis nga glacier crêperie yi baa ngi nii jàkkaarloog ñun établissement Ndiarème Chef mi ngi nii ànd ak ñun partenariat tey jii ci glace yi am solo yu neex yooyu nooy te neex laa ko tuddee léegi rek ñu war a mën a ñëw wàcc ci table bi Guèye Ndiaye ñu daal di mën a xam li nga xam ne loolee la ñuy defar ci biir bërëb bi muy lu am solo loo xam ne mën naa bégal ku ne ayca dañuy bàyyi Guèye Ndiaye mu daal di ñuy laalal tuuti ci mbëggante Guèye Ndiaye tey lan nga yëg heure bii Saint-Valentin daan nga jëndal madame yére jëndal ko dàll ginaar yi di jolli kër gi xeeñ neex soo dugg si nga xam ne tey yaa am na lu dee ngay war a ànd couple ngay tëgg mu toog ci sa wet yëf yi di jolli tey nga dundee ko ak Covid bi naka nga ko gisee. dara changé wul. def nga lépp. dara changé wul. kon ko c'est-à-dire bëgg dafa yombul. parce que bëggantu dafa am bëggandoo am bëgg am. bëggantu. mooy ki
ki nga dégg ñëpp yi coow ngir taar. ndeysaan mbaa mooy ki nga dégg ñëpp yi coow ngir mën a solu. mbaa ki nga dégg ñëpp yi coow ngir turam. mbaa ki nga dégg ñëpp yi coow ngir mën a def teraanga. nga daw song ko kooku da nga koo bëggandoo rek. ki nga xamante ne nii dañ la ko bëggal mooy ki nga xamante ne nii dañ koo dox. wax ko ba teg ko ci say loxo. ndeysaan te nit ki lépp lu mu sonnul jot ci foog naa doo xam valeur bi. mais bëgg dëgg dund ak nit. dëgg la. xam mooy kan mu xam yaay kan. boo ko téyee di nga xam nan nga koy téyee. waaye madame Diop bu weer téyee boo jotee sa salaire di nga xam fi nga koy def. waaw lu leer ci biir kër ga. waaw ci biir kër ga lay dugg ba tax na bëgg dafa fort. mën nuyu monsieur Diop bu baax a baax di ko souhaiter joyeux Saint-Valentin di ko ñaanal gudd fan ak wér. macha allah ci disponibilité mais ci comprendre bi mu comprendre liggéey bi nga xam ne liggéey jigéen la te dafa doy waar mais malgré am na benn compréhension boo xam ne dox na ci suñu diggante dama koy sant bu baax di ko gërëm moom fa mu nekk maa ngi lay def un grand coucou. moom kan moom monsieur Diop dollar. moom kan moom Diop dollar. Aïcha moom Diop dollar ma bàyyi leen rek géej ngay ak sa waa équipe étoile du Baol nga daal di am loo ñamal gars yi. wala maa ñëw nag ci mbëggeel. parce que bi may ubbee. sama waajur bu baax wala koy woy. ma Njaay. di ko ñaanal yàlla suñu borom mu gën a woyofal suuf ci kawam. amiin xaare ko ci àjjana firnde. amiin ndax nag lii lépp moom la. moo tax dañu koy bëgg rek. ndeysaan fépp fu ñu teew ci li nga xam moo ñu ko jàngal. balaa ñu cee def dara nuyoo ko ko. ba noppi soog a jàll. macha allah Aïcha ñu dem. Aïcha voilà. Aïcha. voilà. Aïcha ñu dem dugal bi na gaaw tuuti déedéet fii lëmbal la de lëmbal la fii lëmbal la dugal liggéey bi yaa ko liggéey bàyyi ko barkeel tiitu ma dëgg tiitu ma xaaxaam yaa ko waral waaye ci kaw Mbaye Adjuma Njaay duma tàyyi di la gërëm yaa ma joxoon dëndëg sabar ak dalam ma ma ko gëy doom dina war na la jéem a teral yaay yaaye daan boot di la nampal nañ ko sagal doom xoolal sama yaay moom la ma yàlla booleel mu mel ni ma la yónneel ba wax danaa ko jéem a jëf xelal na ma wuy naa far na bërëb dafa di lu ngor jéem a dabu lu ma raw ndax dootuma daw la yónneel ba wax ci yaay ko ko mooy def na la caw ci bésu kenn man ma daw ba raw ate naa gis wi suufi tànk yaay kii doom li la war mooy jéem a teral yaay yaa ko liggéey bàyyi ko barkeel tiitu ma dëgg tiitu ma xaaxaam yaa ko waral Mbaye Adjuma Njaay du ma tàyyi di la gërëm yaa ma joxoon dëndëg sabar ak galam lu ma tëggal madame Diop doom dina war na ko jéem a sagal yaay yaaye daan boot di ko nampal nañ ko sagal doom madame Ndiaye Ndiaye Asane Ndiaye wala fula ko man Ndiaye Adjuma Ndiaye mbokkum Baye Saliou Ndiaye Adjuma mbokkum Ndiaye Diop Ndiaye Adjuma mbokkum Ndiaye Aliou Ndiaye teela dem nga la ñuy jooy Baye yaay ki ma yar te yaa ma tette yaay ki ma yar yaay ki ma tette yaay ki ma yar Baye yaay ki ma tette yaa ma joxoon dëgg sabar ak dalal lu ma tëggal
madame Diop loolu sama góor bu baax nga laa koy nuyoo saa su nekk. ayca dañu lay bàyyi rek nga dóor. ñu dem ci mbëggeel ayca. loo ko mën a wax mu ne dégg ci xale bi day bëgg. bul di far sa mbëggeel da lay gaañ te bul ko faje mer cëy xale bi yaa bëggoon. nee na tey ko te xale bi yëgu ko madame Ndiaye Moussa Ndiaye di wéy kii ko sagal. loolu ma jël dafa xat loolu ma jël dafa xat madame Diop xoolal sama awa man buy ko di ñëw xoolal ndeysaan day mel ni koy maye man dama ko gisee laaj ko kitaabu naa ne am na caaj laaj la cat bu ko kenn génne ñu ñëpp ay at nga ni ma di ko labet ba ma jaaxle di ko luuri ba ma jaaxle nag dem ci penc ma waxtaan ci raaj ñu ne ma jóg def ci sa yitte yàgg di nga mos a def mbaa di nga laaxu dóori pooj man fa laa doxe samay tànki booj madame Diop bu am na fi lin contact sa jëkkër dina nag yaayu boobu nabu amul buri këram du bàyyi ba ma génn mu dox du xaar ba ma ñaan ko ndox du bàyyi ba ma génn mu dox du xaar ba ma ñaan ko ndox sama awa man xam nga ni muy doxee dama neex Fallou bu yow day naaj ndeysaan nga ma ko gisee laaj ko kitaabu naa ne am na caaj laaw la cat bu ko kenn génn ñu ñëpp papa ji ni madame Diop bu yow la bëgg doyut li mu nekkee te yëgut li mu ne loo ko mën a wax mu ne dégg ci xale bi day bëgg bul di fekk sa mbëggeel da lay gaañ te bul ko faja mer cëy xale bi yaa bëggoon madame Diop xam nga la lu mbëggeel dafa xat te xol di yaatal ku ca yaatuwul ki la njëkk ne bëgg naa la raw xol dafay gisee madame Ndiaye xam nga tey guddi gi day guddi mbégte di guddi bànneex moo tax ba guddi gi xaajee ba xale yi nelaw lamp yi mag yëpp daal di fay ku ne xool sa waay daal di koy puus mu puus na nga daal di lamsal dëgg-dëgg ci ngay xam ne ndeysaan mbëggeel la bari doole li ma ci sa biir lu koy xasan maa nga tey nenee ku koy yee papa ji li moo koy yee mu papa ji li moo koy yee 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 rasagin ginnak mbacaxin ba tasan suuf tak doxal bu ko defee ñu waxtaan tuuti rek yaa def lii am na nu may def ak yow léegi du yàgg dara macha allah Géej Ndiaye kontaan nañu ci yow bu baax a baax li nga fi wax neex na daw na yaram
defal nga ñu ñaari morceau benn bi nga dëppee ko sa papa mi la jàngal njëkk laa jox galam jox la ñu la tëggal loolu jox lay sabar loolu lu am solo la nga rendre ko hommage yàlla na ay yaxam sedd fële ca Barça ñu kontaan ci li mu la jàngal ndax nag wax dëgg yàlla yàqoo ko sànniwoo galanam yaa ngi ko téye ba léegi mbokk téléspectateurs yi may seetaan xam nañ ci loolu bari na ñoo xamante ne fii Diourbel ay kilifa lañu seeni waajur yi sa papa leen daan tëggal lu ñu mës a am moo ko daan tëgg tey sa papa moo jàngal mag ñi waaye yow tey ji yaa jàngal ndaw ñi ngay koo xamante ne ni kenn nga ci waar wi di ci liggéey lu am solo di ci jàngal xale yi tout tànk yi boo xoolee sa clavier bi di Vieux Ndiaye di xale ndaw lu am jom gëm boppam sama caméraman daal di may génnal ma léegi Vieux Ndiaye nga xool ko xale la te it mën na lu muy def loolu yaakaar naa ne Géej Ndiaye sa liggéey la donc ñu ngi la ci jaajëfal bu baax a baax bu ñu ñëwaatee ci li nga xam ne moom mooy suñu waxtaan rek mbëggeel ci xol dara da caa xajul lu dul neex yëg safoo faale li nga xam ne mooy liy lëkkale ñaari waaye dencante yi kenn ku ci nekk di ëmbal moromam suturaam loolu tam bokk na ci li nga xam ne moom mooy mbëggeel muñalante jàppalante am yërmande te it cofeel bi di nekk seen diggante saa su nekk loolu jigéen juy sëy bu ko bëggee def ci jëkkëram tey nga toogal fi góor ñi ma toogal fi jigéen ñi sëy bu war a yàgg naka lay demee voilà. madame Diop. dafa am loo xamante ne ni bu ñu naxantewul rek bu ñu naxantewul day am solo bu ñu naxantewul day am solo xam nga tax yaakaar naa ne góor buy jóg di wut soxna li muy ñaan yàlla mooy nekk ak moom ba màggat jigéen tamit buy jóg di wut borom kër yëg-yëgam mooy nekk ak moom ba màggat dëgg la mais dafa am lu bari loo xamante ne ni mooy dugg ci biir diggante yi naqaril ko ndeysaan lëbëje ko xam nga muy lan inconnu yi nit ku nekk dafa war di bàyyi xel saay su nekk ne diggante bi muy jóg ci lalam di jóg di dem di sangu ji sax bàyyi xel la diggante boobu lu nekk mën na ci xew dëgg la ñaaw njort dafa am fu mu baax mais dafa am foo xamante ne nii aussi dëgg la dafa jar a bàyyi xel parce que nit ki loo sóoru lu nekk mën na laa bett te nit ki lu ko bett mën ko dëgg la te ay nit bu ñu bëggee seen diggante am kaaraange am protection boo xamante ni à chaque fois dinañ wuti ci yenn yu faaw ñuy kenn ku ci nekk faaw ngay def le tout di doon sa avocat moom d'accord c'est important mais des fois damay dégg ñu naan dépense bu day jëkkër bu la not xel mu dal ca la mu ne dépense dayul jëkkër na bu la sa fit day dem loolu ban message nga ma ci mën a indil ci loolu dépense mën naa bañ a doy ca jëkkër nopp la boobu ànd dara du ko daal. est-ce que bu yàggee xolam du naqadi ba mu daal de kii daal vraiment xam nga ñàkk bu yàgg est-ce que dina tax xol neex. xam nga nag ñaar dafa am. nit ki ci li mu judd. yaru ci màgg ci ñu teg ko ci. fu mu mën a dem ëllëg moom lay yóbbaale. ok. boo juddoo ñaari góor jur la. ñetteel leen gis nga. ma jégalu sax ci baatu jur gi. meññ la ñuy wax. waaw ndeysaan. ni gàncax di meññe. la doomu aadama di meññe. dëgg la. mais bu fekkee que ne dëgg. ñaar ñi la meññ. ji ñu la ci kenn. ñoo la meññ te ñuy ñaari gor. nga ñetteel leen. am naa yaakaar ne wax dëgg yàlla lu la ji ci ngor di nga ko delloo. d'accord te doomu aadama bu doon may boppam mbaa muy xañ boppam kenn du ñàkk. d'accord macha allah. bu ñu génnee am. matérialiste baaxul. gis nga. en tant que ñi ngi koy bàyyi xel. benn couple dootul neex. nag sama mbokk jigéen yi laa ci xaw a blâmer tuuti. parce que li koy andi mooy. waaw. très rarement ngay gis góor buy ñeeyaate. jigéen mu ëpp lu muy ñeeyaate. voilà loolu pour mu dañ naka la ñu war a mën a def. waaw xam nga lu koy andi. je ne peux pas dire que ne gis naa madame Diop mu yor smartphone. iPhone niveau modèle. rek dama ko war a am. ndeysaan. wala gis naa madame Ndiaye mu romb ma. teg cheveux boo xamante ni 34 niveau modèle. ndeysaan rek dama ko war a am. bilaay xam nga damay faral di wax toujours naan. kii yëg di të. boo ko bëggee tifli doo mbaa nga koy wëcculoo yaa ngi koy. waaw loolu la sama maam naan koy yut muy te saa yoo wëccoo dee. te koroo ko wëccu nag naanum rii daa gën a yomb. macha allah foofu laay teg sa baaraam daal di jox Umu Xayri xam nga Umu Xayri déjà. dafa demoon fële defal ñu micro trottoir fii nga xamante ne mooy Youmeuse glacier Criperi di établissement Ndiarème Chef dem nga fa ba nga duggee ci biir lan nga fa gis lu spécial.